suñu Sénégal neexul danga digge loo mënul boo bëggee fu borom alal yi dëkk nga dëkk te yow amagoo alal ne boo bëggee lu borom alal yi sol nga sol te yow amagoo alal boo bëggee lu borom alal yi lekk nga lekk te yow amagoo alal boo bëggee lu borom alal yi mel nga mel te yow amagoo alal. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su ne ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle bu jot 10h jàpp 11h ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale toute la ville en parle fas yéene waxtaane lu soxal rapport Amnesty International watum 2017 waxtaane tamit situation des droits humains maanaam àq ak yelleefu doomu aadama file ci Sénégal ak tamit ci àdduna bi li nga xamante ni tamit moom mooy taxawaay droit de l'homme yi ak tamit wàllum politique gannaaw ba nga xamante ni sax premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne mi ngi jàpp ne nag ñi lee di yëngatu ci wàllum àq ak yelleefu doomu aadama ay politiciens yu sol ay casque la ak yeneen ponk yoo xamante ni soxal na actualité bi daañu ko waxtaane ak ki lay di El Hadj Abdoulaye Seck bokk ci Amnesty International El Hadj Abdoulaye Seck ñi ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa leen di fay di leen remercier ci invitation bi ma def ci émission bi di nuyu auditeurs u Rewmi FM yëpp. El Hadj Abdoulaye Seck est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci kuréel gi lay di Amnesty International. waaw Amnesty dafa nekk kuréel goo xam ne nii dafa am Sénégal am ci yeneen réew yi mu lëkkaloo ay nit yoo xam ne nii dañuy xëy suba ak ngoon jàpp ne àq ak yelleef doomu aadama soxal na leen ñu am loo xam ne nii mun nañ ko ci def muy yéene. muy yéene def ci seen alal yéene def ci seen xam-xam wala loo xam ne nii Amnesty mu ngi koy organiser rek ñoom ñu ñëw def ci dugal ci seen loxo. donc ñu koy def bénévolement. loo xam ne nii nekkul lu ñu leen fay. loolu El Hadj Abdoulaye Seck nit ñi duñ ko nangu de bénévolat. pourtant day boo xool tey. Amnesty si xaalis bi ñu yor si dëkk bi. boo xoolee tey Amnesty am na ay lu mat 10 000 membres. ci Sénégal boo xoolee ci àddina bi ñu ngi nekk ay juróom-ñaari millions. juróom-ñaari millions nit yoo xam ne ni ñu ngi Amnesty li muy def soxal na leen. boo xoolee Amnesty duñ jël xaalis gouvernement. ci financement bi c'est sûr. lépp loo xam ne nii rapport bu ñu génnee la wala lépp loo xam ne nii campagne bu ñu génnee la. amul benn gouvernement boo xam ne ni nee na dërëmam dugg na si. muy gouvernement wu Sénégal wala muy gouvernement yeneen réew. gouvernement bépp boo jël ci àdduna bi. waxuma la gouvernement état rek waxuma la état rek. mais sax kuréel yi nga xam ne nii ay état ñoo ko séq maanaam ay Union européenne ay Nations Unies ay Union africaine amul kenn koo xam ne ni sa dërëm day dugg si Amnesty ni muy doxee. xam nga lu tax kon fu ngeen waa ay ca. loolu moom moo ñuy permettre décision yi xam ne dañ koy jël. mu nekk décision yoo xam ne nii ay décision Amnesty la orientation yi nga xam ne nii organisation bi daf koy def mu nekk orientation yoo xam ne nii ay Amnesty la membres yi nga xam ne nii ñoom ñoo si nekk gis nga Sénégal amul dara loo xam ne nii dañ koy def Sénégal te ñi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk Sénégal d'accord ci parce que ñoom ñooy jël seen alal di ci def Amnesty Sénégal muy bépp kuréel Amnesty boo jël cotisation membres yi loolu lay dundee ak contribution ñi nga xam ne nii nekkuñ maam Amnesty mais Amnesty li muy def soxal na leen ñu jël seen dërëm wala seen alal def si day gis ñoo xam ne sax dañuy jël li ñu am yëpp ne jox nañ ko Amnesty comme héritage amul fii nii Sénégal mais boo jëlee yeneen réew yi États-Unis wala ay France wala ay Pays-Bas foofu am na boo jëlee France par exemple seen système bi dafa def de telle sorte que yow booy fay impôt li état bi dala naan téeméer yoo ma war a fay bu la neexee fanweer yi wala ñaar fukki nga jël jox ko Amnesty. kon kay États-Unis ñoo leen di financer. déedéet. xaalis boo xam ne ni dañ ko waroon fay état bi maanaam impôt. dañ koy daggee ci fonctionnaire yi. déedéet. xam nga tey jii nii. waaw buñ ko defoon Sénégal dafa mel ni Sénégal ne ma yow weer bu nekk wala at bu nekk ñaar fukk nga may fay ci impôt mais ñaar fukk yooyu nga may fay bu la neexee fukki ak juróom yi wala ñaar fukk. juróom yi. waaw. wala juróom-benn yi wala juróom-ñaar yi bu la neexee nga jël ko ne lii nii wàllu Amnesty la ci samay impôt loolu tekkiwul ne état bi moom mooy financer ay facilité la parce que dañ jàpp ne organisation société civile dafa nekk loo xam ne nii dafa am importance
donc cotisation membres yi loolu la ñuy dundee ak contribution yi wala activités yi nga xam ne ni dañ koy def pour collecter des fonds maanaam ñu defar ay gadgets jaay ko wala ñu def rapport annuel wala di def comme par exemple ni ñu nekk di def fan yi muy des campagnes nationales de collecte de fonds maanaam dañ ak Orange Money dañ lëkkaloo ak Orange Money bépp sénégalais boo xam ne ni yaa ngi fi wala sax nga nekk Sénégal rek te doo sénégalais jàpp ne am na si li muy def soxal na la nga ne dinaa ko jox sama fukki dërëm sama ñaar fukk sama fanweer sama ñaari junne wala sama fukki mais yéen ñi nekk ci bureau Amnesty di fa liggéey di fa xëy di fa gon yéen kon duñu leen fay bénévolat ngeen def dafa am ñaar waaw dafa am ñetti catégorie waaw dafa am ñoo xam ne nii ay fonctionnaire Amnesty la comme ñun ñi comme yéen nga xam ne si li ñuy xëy si li ñuy gëntu yow Amnesty rek ngay liggéey wala am na Amnesty rek laay liggéeyal waaw comme ñoom Seydi Gassama Amnesty rek la ñuy liggéey ñu Amnesty rek la ñuy liggéeyal waaw ay fonctionnaire Amnesty lañ boo xoolee dañ leen a recruter waaw dañuy recruter dañ naan par exemple Amnesty soxla na kuy def campagne wala soxla na directeur wala soxla na benn responsable projet wala comptable wala secrétaire ñu recruter ñooñu ay personnel Amnesty lañ comme yéen ni ngeen nekkee personnel rajo bi maintenant am na ñoo xam ne nii ay membre Amnesty lañ maanaam dañ nekk seeni soxlay bopp mais bu Amnesty soxlaa ñu teew bu Amnesty soxlaa xaalis ñu ñëw joxe bu Amnesty soxlaa mbooloo ñu ñëw bu Amnesty amee lu mu war a xalaat wala lu mu war a def ñoom ñu ñëw ñooñu buñ paree dellu si li ñuy def ñooñu ay membre lañ am nañ aussi ay volontaires yoo xam ne ni par exemple dañ nekk université wala ñu jàng ñu ne ñoom instant yi mën nañ jël 2 heures par semaine wala 3 heures par semaine wala 1 mois ne dañuy liggéeyal Amnesty bénévolement donc loolu moo si am benn kuréel la mais booy xool ñun tey jii nii. mais loolu El Hadj Abdoulaye Seck ñu bëri nangu wuñ ko de dañoo yaakaar ni tubaab yi ñoo leen di financé. waaw mais xam nga lan moo si am. xam nga lan moo si am dañu foog ni daal tubaab yi ñoo leen di jox ay koppar macha allah. gis nga ngeen fi défendre ay idées yoo xam ne kenn xamul lu mu doon. gis nga bu ñu jëlee ñun suñu chaque année. dañuy def assemblée générale bu ñu defee assemblée générale bépp kuréel boo xam ne nii parce que ñun ay groupe la. amuñ ay bureau ci yeneen gi benn bureau national lañ am yi si des ay groupe la am nañ groupe université am nañ ay groupe journaliste am nañ groupe médecin yooyu noonu ànd bu nekk dañuy dajaloo bu ñu dajaloo ñu ne assemblée générale bi di xool suñ budget dañ koy auditer chaque année te sax boo xoolee internet boo demee internet ñu def budget Amnesty International da nga gis détail par détail. ñaata la fii Sénégal. Amnesty International budget Sénégal ñaata la. ay 240 millions. 240 xam nga loolu bëriwul. bari na kay. déedéet bari na bariwul. déedéet si li ñu war a def. si li ñu war a def boo xoolee si li ñu war a def. seen activité suñu activité yi. ak li ñu war a ak ndimbal yi nga xam ne dañ koy dimbalee nit ñi. soit ñu jël leen avocat wala ñu yóbbu leen ci médecin li ciy tane sax mooy. xam nga am na ay membres yoo xam ne ni am ay médecin lañ bu fekkee dafa am koo xam ne ni dafa soxla médecin. ñu woo ko ne ko am na koo xam ne ni dafay ñëw mais peut-être réfugié la wala demandeur d'asile wala dafa am soxla amul xaalis boobu noonu ñoom ñu jël ko faj ko gratuitement bu fekkee am na ay médicaments yoo xam ne dañ koy jël Amnesty mun na koo fay donc. côté social yéen a ngi ciy yëngatu. non ñu ngi si yëngatu. c'est exactement la ñuy def comme boo xoolee prison yi par exemple. tey jii nii presque prison Sénégal yëpp dem nañ si bu ñuy dem prison ñaari mbir lañ ci def déjà dañuy xool. normes yi nga xam ne ni moom la prison war a doxee. ñu xool ndax normes yooyu noonu dem àgg nañ si. bu ñuy dem aussi dañuy yóbbaale c'est-à-dire tey jii nii bu ñu waree dem prison dañuy woo régisseur bi ne ko ba sàngam bëgg nañ ñëw visite prison lan mooy seen soxla foofu noonu ñii ne ñu ay télé lañ soxla ñii ne ñu ventilo lañ soxla ñii ne ñu ay moustiquaire lañ soxla ñii ne ñu maanaam yi nga xam ne dañ koy utiliser ay saabu ay omo ak yooyu noonu. bu ko defee ñu jël loo xam ne nii ñun àttan nañ ko si. di ci def ay day nekk ay loo yoo xam ne ni ay 500 millions 500 000 la. la dernière fois prison bi nekk Kédougou dañ ne ñoom bu ñuy li ñuy toggee maanaam prisonniers yi dañuy ànd ak garde yi dem ci àll bi di gor mat mais xam nga loolu déjà wóorul léegi ñu ne ñoom bu ñu amoon four dina tax ñu koy def. ñuy toggee ci prison bi non seulement dootuñ dem ci àll bi di gor wala matt ak yooyu noonu mais affaire yi seen sécurité sax mais dinañ am possibilité di def loo xam ne nii moom moo gën a ñoŋ ñun jënd nañ fi ay congélateur
yóbbu ko ci prison yi jënd ay ventilo yóbbu ko ci prison yi jënd ay télé yóbbu ko ci prison yi donc loolu yëpp dañ koy def jàpp ne suñu soxla la wax mais suñu amnistie rek Sénégal dañuy yaakaar ni ñii ñooy ñuy défendre góor jigéen ñi daañu ci ñëw parce que yéen a ngi def yeneen aspect yu am solo mais askan wi duñ ko yëg daal. waaw mais xam nga surtout côté social bi nga wax nii nit am bëgg a faju dem amnistie ñu jàppale ko nit am jafe-jafe ak yoon dem amnistie jàppale ko utal ko avocat ainsi de suite. mais xam nga loolu nekkul suñu corps de métier. mi ngi mel ni tey jii rajo bi. ngeen noon yenn saa yi nit am soxla ordonnance ngeen jëndal ko wala nit am soxla bu ndaw ngeen jëndal ko yéen rajo bi. pour joxe information la. nekkul loolu moom mooy corps social donc ñun aussi nekkul loolu mooy suñu corps social. mais dañ jàpp ne bu ñu ko defee dina baax bu ñu ko defee aussi dina am ñoo xam ne ni dina leen dimbale mais suñ fonction principale mooy def en sorte que budget bi nga xam ne nii Sénégalais yi dañ koy voté di ko jox gouvernement bi budget yooyu mu dellu si ñoom maanaam ku ci am soxla ku ci am bëgg a faju nga dem hôpital boo demee hôpital mun faa faju gis fa docteur am fa médecin mu faj la ku bëgg jàng aussi nag si ku bëgg jàng. ku bëgg xëy wuuti liggéey aussi parce que loolu moom mooy kii bi ñun suñu liggéey. maanaam li askan wi moom ñu delloo leen ko. ñu delloo leen ko parce que ñun amuñ gouvernement ñun amuñ police amuñ gendarme ñun suñu générosité ak suñu kii rek lañ am mais. gouvernement bi nga xam ne ni dafay engagé wu ne man su ma xëyee su waa ngoon ci soxlay am na si la ci soxlay sénégalais yi laay nekk. ñun aussi. day baax ñu koy fàttali parce que li ñu wax mooy droit de l'homme bu ñuy wax droit de l'homme dafa nekk loo xam ne ni ay engagement yu état indi gis nga amnistie amul benn droit de l'homme boo xam ne ni indi nag Sénégal. muy Sénégal muy Gambie muy États-Unis muy feneen. état yi la ñuy laaj pour ñu respecter ko. mais parce que xam nga lu tax ñuy laaj ñu respecter ko. droit de l'homme engagement la gis nga gouvernement Sénégal moom mooy jóg ne tey de am na benn àq ak yelleef boo xam ne nii. dañ koy négocier parce que àddina bi jàpp na ne lii baax na si parce que droit de l'homme boo gis dafa am histoire dafa am ay ñaawteef ay nit ñoo xam ne dañ leen métitaloon ñoo xam ne nii teg nañ ñu ne lii de nekkul loo xam ne ni war na tegu si ndoddu nit c'est pas conforme à la dignité nit ñu ne pour ñu bàyyi ko pour ñu bañatee am nañ teg ay règles maanaam règles yooyu bu ñu ko tegee état yëpp dajaloo Sénégal day yónni ay ndawam nekkul ay membre am na si ñooy dem membre gouvernement Sénégal ñoom ñooy dem bu ñu demee négocier loo xam ne ni d'accord nañ ci ñu xaatim ko loo xam ne ni d'accord ruñ ci aussi ñu ne d'accord ruñ ci parce que te loolu c'est volontaire état bi moo naan lii man awma alal joo xam ne nii dinaa xamun def wala lii nii suñuy baax ak suñuy valeur àndu dëgg yi mayewu ko wala lii ñun suñu développement tollul foofu noonu mais buñ signé duñ yem foofu noonu gouvernement bi daf koy indiwaat assemblée nationale ne lii de lañ jëlee fañ jógee woon jàpp nañ ne baax na ci Sénégal assemblée nationale voté ko ne leen alal la ngi nii def leen si ay fonctionnaires ngi nii def leen ci ay kuréel la ngi nii def leen ko maintenant bu ñu defee loolu yëpp sénégalais yi di xaar gouvernement bi defu ko bu ko defee ñu ne gong mais su fekkee defu ko. defu ko nag ñu ne ko defoo ko. ñu Amnesty ne ko defoo ko. mais Amnesty International ci société civile bi la bokk. waaw. lan mooy rôle société civile. waaw société civile boo xool ci ñaari affaire moo ci amoon. dafa tolloon benn période boo xam ne ni gouvernement yi ci réew yi dafay am dañuy jaawale société militaire bi ak société politique bi maanaam ñuy def coup d'état ñi def politique ñu ne déjà nañ xaajale ñaari mbir bu njëkk bi mooy société militaire. maanaam militaires yi ñoom seen liggéey mooy kaaraange donc nañ yem si loolu société politique bi mooy ñi nga xam ne ni dañuy wut nguur di créer ay parti politique pour àgg si loolu maintenant am na ñoo xam ne ni bokkuñ ci kiiw militaires yi am na ñoo xam ne ni wuutuñ nguur mais dëkk bi ni muy doxee soxal na leen ñooñu ñoom ñooy société civile maanaam ay genre gardien ay veilleur ñoo xam ne ni dañuy xool li nga xam ne ni état bi engagement bi jël na ko si diggante réewam waa réew moomu jël alal jox ko donc ñu ne nañ taxaw seetlu ndax gouvernement bi engagement yi mu jël. dina ko respecté du ko respecté. bu ko respecté wul ñun ay alerte la ñuy def rapport bu génnee alerte lay nekk rek def naan état Sénégal engagé woon nga si lii
waxoon nga ne da nga def ndàngam da nga def lii bërëb sàngam defoo ko wala ni nga ko defee baaxul wala la nga waroon def fii nii defoo ko yaa ngi ko def feneen. mais est-ce que yéen seen alerte yooyu am na njëriñ est-ce que seen rapport yi am na njëriñ. waaw rapport yoo xam da ngeen di alerter rek ñu wax ci 1 semaine 2 semaines classé ko passer à autre chose. waaw mais déwén ngeen ñëwaat waxaat même chose. parce que li ngeen di waxoon rek ngeen di waxaat. non boo gisee. réaction bi siy am. boo gisee réaction bi siy am da nga xam ne am na njëriñ peut-être mën naa bañ a am mën ngaa bañ a gis nii au fur et à mesure mais rapport Amnesty bu génnee àdduna bi yëpp dañ ciy bàyyi xel parce que Amnesty li ñuy def ci diplomatie la bokk maanaam bu ñu waxee ne gouvernement Sénégal faalewul ak yelleef doomu aadama sénégalais yi mais ñi nga xam ne nii ñoom taxaw nañ pour dimbale Sénégal ci ak yelleef aadama mais duñ ko def parce que jàpp nañ ne boo ko yóbboo Sénégal tamit duñ ko fa def Sénégal aussi dafa bokk ci ay kuréel maanaam ay Nations Unies wala Union africaine yoo xam ne ni gis nga ñun ni ñuy toogee seetlu ñooñu aussi noonu la ñuy toogee seetlu Sénégal aussi dafay dem maanaam ñaari at yu nekk wala juróomi at yu nekk ne engagement yi ma jëloon lii laa ci def parce que ñoom aussi dañuy def rapport Sénégal mi ngi waaj dem examen périodique universel maanaam defoon nañ ko 2009 defoon nañ ko 2013 ñu ngi waaj demaat dafay génnee rapport naan engagement yi ma jëloon lii laa ci def tabax naa fii nii yóbbu naa lii def naa nangam sàngam am na yoo xam ne nii def naa ko baax na am na yoo xam ne nii am naa ci jafe-jafe am na yoo xam ne nii bu ngeen ma dimbalee ma jël donc rapport bu aussi daf ciy jël mais ñi nga xam ne nii ñoom ñooy seet rapport boobu dañ ko naan wax nga ne prison yi amul problème alors que Amnesty nee na prison yi nangam wala bés sàngam rey nañ nit ci police nangam léegi loo siy tontu donc rapport boobu noonu am na solo te ñaari mbir lañ war a xool am na réaction boo xam ne nii dañ koy def ci kaw maanaam comme li premier ministre wax wala li ministre de la justice wax wala li militant APR wax. am yoo xam ñu def ko ci suuf. am na yoo xam ne ni dañ koy def ci suuf maanaam bu rapport bi génnee dañuy xool point par point fonctionnaire yi ba rapport bi génnee ba léegi ñoom dañ koo jël dañuy xool point par point parce que point boo xam ne nii yëkkati nañ ko ci rapport bi ñoom dinañ ci tontu bu ñu ci tontuwul fii tamit sénégalais. parce que faalewuñu sénégalais dinañ ci tontu à l'extérieur bu boobaa dinañ xam dinañ ne. foofu noonu amul ay ñii ay dañuy politique wala dañuy tappale wala dañuy sos wala yooyu noonu déedéet loolu amu ci. mais bu ci nekk da nga ciy tontu. li nga xamante ni moom mooy fonctionnement Amnesty International dinañ laaj tamit rapport bi lan la wax ci wàllum démocratie bi actuellement depuis surtout sax 2017 bi la ñuy wax côté démocratie rapport Amnesty National ban note la jox Sénégal. waa xam nga du liberté d'expression manifestation ainsi de suite. mën nañ am orientation. parce que rapport bi aussi nekkul loo xam ne ni dafay noter danaan note bi c'est sur 10 bu ñu koy net fukk am na état du Sénégal am na juróom-ñaar am na juróom-benn am na juróom-ñaar du loolu parce que jàpp nañ ne gis nga àq ak yelleef doomu aadama ku mu munti nekk ak nit ku mu munti nekk wala nu mu munti toll boo ko tegee nit rek gis nga lu métti boo ko tegee nit dafay métti ci moom donc amul loo xam ne dañ naan métit bii nii ndaw na wala métit bii métit bu rëy la métit ci bopp moo warul am ensuite engagement wolof da ne atte bor fay la boo ne dinaa def sàngam man bu ma nee dinaa ñëw ci émission bii nii sama warugar mooy ñëw ci émission bi ndogal nag mun naa am wala leneen am mais sama obligation mooy ñëw fii nii bu ma ñëwul aussi dinaa la wax la tax ñëwuma c'est exactement la même chose am na yoo xam ne nii yëkkati nañ ko ci rapport bi muy affaire justice bi xam nga justice moom ñëpp la soxal fi mu toll nii parce que du affaire magistrat du affaire état parce que justice bi ñun ku ci nekk justiciable nga donc ni muy doxee daf ñu war a soxal ñun ñëpp mais tey jii nii gis nañ ne union des magistrats du Sénégal kuréel gi nga xam ne nii moom moo ŋànk magistrat yëpp mais toog nañ fi ne justice bi ni muy doxee mais warul doxee noonu c'est la première fois ay magistrats ñoom ñëpp dajaloo toog fi bu njëkk société civile ñoom ñoo ko doon def ñu ne dañuy dugg si seen yoon nekkul wala ñeneen ak ñeneen mais ñoom seen biir ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey ñoom ñoo jóg ne mbir mi foog ñu taxaw xoolaat ko parce que fi mu jëm baaxul ni muy doxee baaxul beneen bi mooy affaire liberté d'expression Sénégal ñu ngi ci 2018 tey jii nii mais li fi xewoon waxuma la sax
ak yelleef yi nga xam ne ni def nañ ko ci constitution bi mais li fi xewoon 2012 nit ñi ñàkk seen bakkan nit ñi gaañu fi am na ñoo xam ne ba léegi ni ñu ngi seen séquelles yooyu noonu am nañu ba léegi ñoo xam ne ni ñàkk nañ seen njaboot am na ñoo xam ne am nañ ci métit ba léegi mais loolu waroon naa tax tey jii nii Sénégal foo bëgg a manifester mais ñu ne la kaay manifester États-Unis bi nga xam ne ni moom moo gën a mag États-Unis bi nga xam ne ni moom moo ñu ëpp problème mais nit ñi dañuy manifester ba Maison Blanche Sénégal lan moo fi am ñu ne ñu de Poste Médine ba Cap Manuel kenn du fi manifester. teg ko ci rek benn arrêté boo xam ne ni Ousmane Ngom jëloon na ko parce que nit ñi dañu bëggoon manifester ñu ne ñu bu leen bëggeen manifester fële ne la mais fii moom du ngeen fi jaar fii moom du ngeen fi dugg loolu muy la ñu teg ko fan. ak manifestation yu bari yi ñuy tere. mais yooyu du jeex te boo waxee ñu génneel ay statistiques mais organiser gàmmu wala organiser cant wala organiser ngénte loolu manifestation la parce que loo def ci biti rek da nga war a soxla autorisation mais loo xam ne ni c'est dans un cadre privé wala ay acteurs politiques yoo xam ne dañu war a manifester ñu ne leen du fi amee te boo xoolee interdiction bi préfet bi de façon administrative trouble à l'ordre public menace trouble à l'ordre public mais boo xoolee ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci gouvernement bi bu ñuy débat dañ naan sénégalais yi ñoom dañuy ci liggéey lañ nekk ñun ci liggéey lañ nekk ñii duñ nekk di ñu déranger mais yow boo xëyee bu la neexee nga ñëw si rajo bi man bu ma xëyee ma dem naani café kii bu xëyee tëdd di nelaw parce que ñi ku ci nekk li nga war a def rek na nga ko def mais yow boo ne parce que yow da ngay xëy ñëw rajo man du ma awma droit tëdd di nelaw war a awma droit naan café mais démocratie doxewul noonu loolu problème boo xam ne ni soulevé nañ ko beneen bi mooy wàllum taalibe yi affaire taalibe moom jarutul sax traduire àdduna bi yëpp xam nañ luy affaire taalibe te ni mu doxee noonu moo baaxul Sénégal ni ci taalibe yi nekk maanaam exploitation la rek. parce que nit ñi jëloon nañ ci ay matukaay de. waaw doon ramasse xale yi ci mbedd mi. waaw mais jëloon nañ ci ay matukaay mais fu mujj. semaine bii passé ñu ngi dégg ñi nga xam ne ni ñoom ñoo yoroon loolu ñu ne affaire bi àggul wala doxul parce que financement lañ doon xaar maanaam Sénégal li nga xam ne ni ñoom ñoo ko war a def. ñoom duñ ko def parce que dañuy xaar ndimbal bi nga xam ne nii moom moo jógee à l'extérieur parce que yaa ma doon wax léegi xaalis bu jógee à l'extérieur mais luñ dul wax mooy Sénégal boo jëlee seen budget bu nee junne mais lu mat ñaar téeméer wala ñett téeméer mais si biti lay jógee loolu kenn waxu ko est-ce que xaalis boobu noonu ñoom ni ñu koy jëlee wax nañ ko donc bu ñu bëggee jaxase rek ne société civile bi ONG yi waa bitim réew ñoo leen di financé mais xaalis bi nga xam ne ni moom mooy dugg si état du Sénégal ñu koy jaarale foo xam ne nii waru faa jaar loolu duñ ko wax non seulement accusation yi ñuy def dëgg mais da ngay làq sa doom dóor doomu jàmm donc loolu moo si affaire taalibe yi dafa nekk benn problème ñaari problème mooy bu njëkk bi mooy taalibe yi waxuma ñi nga xam ne ni dañ leen jëggaani de dañ leen dugal ci ay camion wala ay bus indi leen Sénégal dugal leen fii ñooñu exploitation la parce que ñooñu dañuy toog xale yi dem di yelwaan di leen andi ay milliards am na ñu koy estimer ne ay milliards ñoo fii kii par année yenn saa yi sax da ngay dégg ñu nettali na kii de li moo tax mu yalwaan gee tax mu tabax lii yalwaan gee moo tax mu am léegi loolu exploitation loolu état bi waru koo nangu parce que ñun suñuy législation am na ay charte yoo xam ne dafa aay loolu yooyu boo ko gisee teg sa bët seetaan ko loolu ça veut dire que yow li ngay def jaaduwul mooy benn bi ñaareel bi mooy ñi nga xam ne nii ay sénégalais lañ mais éducation coranique maanaam fexe ba sa doom jàng alxuraan mais dafa bokk ci li nga xam ne nii constitution charte réew moom moo ko taw doxal daf ne man am naa droit jël sama doom dugal ko école tubaab comme am naa sama droit jël sama doom dugal ko alxuraan donc comme ñi nga xam ne nii ñoom ni ñuy dugal école français ak ñuy dugal école arabe wala ñi nga xam ne seen doom jàngul ñoom ñëpp dañuy cotiser maanaam dañuy fay seen impôt gouvernement Sénégal dafa war a soutenir éducation boobu noonu maintenant bu ñu koy soutenir dañ ko def dans un cadre formel maanaam yi nga xam ne nii ay xale yu tuut tànk lañ mais ñu jàngal leen aussi français parce que daf ci baax ñi nga xam ne nii xaw nañ mag tuuti ñu jàngal leen métier bu ko defee bu ñu demee ba màgg dinañ am loo xam ne nii dinañ ci mun sukkandiku dinañ ci mun téye. donc ñun loolu la ñuy wax affaire xale yi ñu doon buub nañ ko fi. génnee nañ leen mais tey jii nii yow. munoo dox 100 mètres te dajewoo taalibe mi ngi mel ni sax li fi nekk léegi nii moom moo ëpp li fi newoon
donc loolu aussi ñun dañ ko yëkkati ci rapport bi loolu boo ko wax donc yooyu yëpp bu ñu ko waxee muy affaire prison yi surpopulation bi nit ñi nekkee ci prison yi ñun dem nañ Vélingara mais prison bi maanaam benn salle bu yem nii la rek bu xaw a mag. mais ñëpp ciy nekk. ñaata nit. ëpp na capacité bi en tout cas fii c'est très rare nga dem ci benn prison boo xam ne nii Dakar man benn laaj xam muy Fort B bi nga xam ne nii xale yi ñoo ci nekk Fort B rek moo nekk prison boo xam ne nii nekk nag Dakar te la fa nekk ëppul lim bi xam ne nii war moo fa war a nekk ak peut-être Kolda wala Ziguinchor mais si 47 si ñeent fukki juróom-ñaari établissement pénitentiaire yi non seulement nekkuloon pour prison mais niñ fa nit ñi niñ fay dëkkee sax baaxul parce que prison yoo xam ne nii amul toilette ay pot douce lañ fay def loolu noonu ay feebar ak ay lu nekk mun na see est-ce que torture bi mi ngi am ci prison est-ce que soulevé ngeen ko ci rapport 2017 bi. liñ ci soulevé mooy ñi nga xam ne ni dañuy nekk kaso lu yàgg te mënuñ laa wax sax lii la ñuy def parce que ñun suñu charte daf teg maanaam li ñuy wax présomption d'innocence tant que àttekat bi newul yow yaa def dañuy jàpp ne yoon day jàpp ne nit ñi dañu war a jàpp ne yow defoo maintenant su fekkee yow da ngaa def ñu def enquête jàpp ne yow de takk nga si lii ñu jàpp yóbbu prison mais dañ la war a àtte si saa si bu ko defee ñu xam ne bu fekkee yow yaa def ñu xam tëj la bu fekkee defoo ñu bàyyi la nga dellu sa njaboot dellu sa yitte mais am na fi ñoo xam ne dañuy nekk ñaari at juróomi at juróom-benn at fukki at prison te duñ leen àtte soit seen dossier réer na si juge d'instruction bi te nanguwuñ koo wax soit ña leen waroon àtte sax fàtte nañ leen parce que soit amuñ avocat boo xam ne nii dina dem di ñëw lijjanteeg yooyu noonu wala sax système bi moom moo baaxul parce que li ñu am ci magistrat doyul wala li ñu am ci cabinet d'instruction. maanaam soo amul avocat daal sa dossier dañ koy teg noonu. mën na faa yàgg te loolu cas yi bëri na fi parce que boo xoolee tey liñ am ci lim ci prisonnier boo ci génnee ñi nga xam ne nii àtteeguñ leen li ciy des du bëri. ça pose problème parce que yow fekkee yow nee nañ defagoo ba pare ñu jàpp la foofu noonu tëj la ay attaques yooyu noonu loolu dafay am problème. dafay nekk jalgati àq ak yelleef te loi bi nga xam ne ni moom moo tegoon Cour suprême en 2008 def noonu bu fekkee yow jàpp nañ la tëj la kaso ab diir bu yàgg ñu yóbbu la ci àttekat bi ñu ne la yow defoo lañ la doon toppee defoo mais diir bi nga xam ne def nga ko prison te yow defoo dara mais dañ la war a ndàmpaay. ñu tegoon commission boo xam ne ni commission d'indemnisation mais commission boobu noonu 2008 ba 2018 tey fukki at mais commission boobu amul nit. commission boobu amul xaalis amul budget donc tey li ñuy def mooy même boo fekkee def nga juróomi at prison bu ñu la jàppee ne la yow defoo dara xam lu ñu lay wax. noonu lañ lay bàyyee nga dem paas bu lay yóbbu sax doo ko am mais loolu ñun bu ñu ko dénoncé loolu dénoncé nañ ko ci rapport bi. ñu ngi leen di fàttali donc yooyu yëpp ay manquements yoo xam ne ni état du Sénégal moo ci am te jàpp nañ ne même fekkee ñun dénoncé wuñ ko mais population Sénégal ku ci nekk war nga koo dénoncé. ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal El Hadj Abdoulaye Seck bu Amnesty International nekk kuréel goo xamante ni day yëngatu ci wàllum àq ak yelleefu doomu aadama El Hadj Abdoulaye Seck ci rapport Amnesty International 2017 wax ngeen ci situation wu homosexuels yi fii ci Sénégal ci tënk parce que am na confusion ci wàllum li nga xamante ni rek moom mooy homosexuels yi rapport Amnesty International 2017 bi lan la ci wax. rapport bi li mu si wax. maanaam gën nañu jox gëdd homosexuels yi wala. déedéet ñu ngi gën a jalgati seen àq ak yelleef. ci loolu yëpp rapport bi li mu wax mooy. te loolu Amnesty loolu la yàgg a wax daf ne ñun tey jii nii mënuñu seetaan nit ñi. ñu leen rey parce que jàpp nañ ne ay homosexuels lañ wala bu ñu dee ñu leen sulli wala duñ leen fi suul parce que ay homosexuels lañ wala ñuy toog di jàpp nit ñi di tëj parce que ay homosexuels lañ parce que li ciy am mooy boo xoolee cas yi ñuy soulever yëpp dafay am benn nit boo xam ne ni day toog woo police wala woo gendarmerie ne leen bu ngeen ñëwee si kër sàngam wala école sàngam wala bërëb sàngam am na ay góor ak góor wala ay jigéen ak jigéen yu fa nekk naka su dul noonu. bu ko defee police ñëw tëj journaliste yi mel ni yéen après. relater information bi àddina bi yëpp ne El Hadj Abdoulaye Seck Mor Ndiaye. jàpp nañ leen ay homosexuels lañ mais bu ñu defee enquête bi yóbbu leen tribunal mais tribunal daf leen bàyyi parce que tribunal aussi munuñ jàpp nit tëj ko sans preuve
te dañ dul am preuve problème bi mooy dañ dul am preuve. dañ leen di bàyyi parce que amuñ preuve wala dañ leen di bàyyi parce que dañu gën a dooleel. non dañ leen di bàyyi parce que amuñ preuve. bu ko defee nag ñu ne Amnesty wala ONG yi ñoom ñoo def pression jeune ñun amul benn pression. boo xam ne mais nee nañ heure bu ñu fi jàppee ay nit pour affaire homosexualité affaire da ngeen di yëngatu de. non amul benn procédure muy ci kaw wala ci suuf da ngeen yëngatu. du ci kaw du ci suuf di ngeen def ay contact balaa yàgg ñu bàyyi leen. du ci kaw du ci suuf. amul tey jii nii benn juge boo xam ne nii mun na ne Amnesty wala organisation wala société civile wax na ak man amul benn procureur boo xam ne nii nee na Amnesty wala organisation wax na ak man amul benn député boo xam ne nii nee na Amnesty ñëw na fi nañ légaliser. mais ministre de la justice droit de l'homme la woon comme yéen. doon fi défendre les homosexuels. dama ne muy ministre de la justice yow muy député muy premier ministre muy président muy journaliste muy keneen amul kenn koo xam ne ni mun naa tax tey Sénégal Amnesty ba mu fi nekk ba léegi ne leen nañ légaliser homosexualité. mais li ci amoon xaar ma expliquer la lu ci amoon. biñ ma doon wax léegi examen périodique universel 2009 bi Sénégal demee bi ñuy commencé processus boobu noonu état yi ne ko da ngeen war a légaliser homosexuel maanaam da ngeen war a bàyyi homosexuels yi nu leen neex def wala nu ñu def nu leen neexee. booba Madické Niang moom moo nekkoon ministre de la justice moom moo dirigé woon délégation bi daf ne ñun mënuñ dépénaliser maanaam li nga xam ne nii dañ koy teg ci ko homosexuels yi te lu yoon teg ko mënuñ koo dindi parce que pénaliser wuñ ko. maanaam amul denn loo xam ne nii. mën nañ ko teg homosexuel si suñu législation. parce que donc amul luñ ci tere. parce que pénaliser wuñ ko ba koy dépénaliser. pénaliser wuñ ko ba koy dépénaliser. balaa ngay dindi day fekk nga def. kon lan moo tax homosexuels yi taxaw naan nañu dépénaliser. homosexualité waaw loolu il faut ñu comprendre aussi. parce que nee nañ acte contre nature lañ fiy tere. àdduna bi dafa gis nga sa kër sax ñëpp bokkuñ ñii dañuy mel ni ñii gudd ñii gàtt ñii xees ñii ñuul yaa ngi dégg munoo ne na ñëpp ñuul na ñëpp xees na ñëpp gàtt gis nga àdduna bi li xew Sénégal ak li xew Gambie ak li xew États-Unis ak li xew yeneen réew bokkul am na réew yoo xam ne ni ñoom toll nañ foofu jàpp nañ ne tey seen société dafa évoluer wala war naa évoluer ba góor gu mu neex nga sëy ak góor jigéen ju mu neex nga sëy ak jigéen yaa ngi dégg mais ñooñu noonu Sénégal fii nii mosoo dégg Amnesty wala beneen organisation mu ne nañ bàyyi góor yeeg góor yi sëy nañ bàyyi jigéen ñi ak jigéen ñi sëy nañ bàyyi léegi. ci yoon boobu ngeen nekk kat non mosoo dégg. Amnesty grado ci yoon boobu ngeen nekk non dafa am. mais mënoo leen koo wax parce que da ngeen di préparé wu. parce que xam ngeen société bi. préparé wu lan. il suffit El Hadj Abdoulaye Seck toog fii ci rajo bi ne nañ dépénaliser homosexualité wala nañ bàyyi góor ak góor sëy ak jigéen sëy yow sa bopp dootoo nekk en sécurité. mooy dama la ne. moo tax ngeen koy kii rek di ut fu ngeen ko déedéet fu ngeen ko jaare rek di ko tënk ci ay droits de l'homme mais bu amul dara loo xam ne. mais est-ce que le fait que waa États-Unis di ko def est-ce que modèle boobu c'est normal yéen àq ak yelleef niñ ko mën a déggee ca États-Unis wala France wala feneen est-ce que mën nañu déggee àq ak yelleef noonu fii ci Sénégal. est-ce que jotul yéen tamit ngeen xool bu ñu nee Amnesty International France waaw États-Unis waaw mais suñu nee Amnesty International Sénégal ngeen xam ne Sénégal kat kon lii lañ fi war a kaas mais am na yoo xamante ni waruñ koo laal parce que dëppoowul ak valeurs yi nga xamante ni moom la ñu daal di xam muy côté homosexuel yooyu ngeen di défendre tout le temps. dégguma de dama ne leen amul benn ak yelleef doomu aadama boo xam ne ni mi ngi dox Sénégal Amnesty indi ko fi état du Sénégal moo naan. moo ko fi andi. moo ko fi indi bépp boo jël amul exception bépp ak yelleef boo xam ne ni jël nga ko muy dox Sénégal gouvernement Sénégal moo ko fi indi. amul benn boo xam ne ni mën nañ leen limal ne la bi Amnesty fi indi amul gouvernement Sénégal moom moo koy dem négocier ne bii baax na sama réew ñu indi ko assemblée nationale député yi nga xam ne ñi ñoo leen fal ñu ne lii baax na suñu réew jël leen alal ji ak nit ñi ak institution yi doxal ko. kon kay mbirum dépénalisation homosexuelle faux débat la fii ci Sénégal. mais xamul tax mu nekk faux débat waaw xamul tax mu nekk faux débat parce que question yi ma la wax nii yëpp maalum justice maalum prison yi maalum xale yi maalum santé yooyu yëpp dafa nekk ay jafe-jafe yoo xam ne ni état bi daf si war a tontu léegi comme mënu see tontu wala nangu see tontu muy def diversion maanaam boo xoolee rapport bi 2 pages la. parce que rapport bi sax synthèse lay nekk lépp li nga xam ne ni dafay xew Sénégal mënuñ koo tegal parce que dañu naan dañu ne
nombre lim bii ngeen am ci mots yi. mais su fekkee yow tey dama la ne nañ xool nañ saytu émission bi nii toute la ville en parle loolu la. waaw. nga ne ma yow au lieu ñu lijjanti rajo bi ni muy doxee ak émission bi ni muy doxee invité yi ni muy doxee ak ni ñu ciy waxtaanee nga naan ma nañ xool émission matinale bi. wala nañ xool animation bi. xool bii nii maanaam au lieu nga tontu ci yow li ñu la laaj. ngay def diversion. maanaam loolu la indi xam nañ ne question homosexuelle yi bu ñu ko yëkkatee mu indi coow wala débat mais li ci doon wut amuñ ko parce que bi ko premier ministre defee ak réaction yi nga xam ne ni Sénégalais yi def nañ ko wane na ne jaxase bi moom mun nañ ko tànt rek mais du yéen daal li ngeen di ñaawlu mooy jàpp bi ñu leen di jàpp tëj ah. mais tey jii nii. tey. yow même bu fekkee duñ yàgg ci kaso bi. waaw wuy ma tey jii nii yow nan ngay xàmmee homosexuel. nan ngay xàmmee homosexuel am na ñoo xam kay buñ la rombee nan laa koy xàmmee. non aw ba ci firnde. nan nga koy xàmmee. xanaa fekk leen. góor lan moo la leer man moom laa wala duma ko ba. ma ne mais am na ñoo xam dañuy taxaw ne ñoom góor jigéen la. waaw mais am na ñoo xam dañuy taxaw ne góor jigéen lañ. mais dama la ne ñooñu noonu ñu ngi fii nii ñu ngi dem di ñëw ñooñu kenn jàpp leen ñooñu kenn def leen dara li ciy am mooy. gis nga diine gi sax xam nga affaire homosexuelle bu ñu koy wax dañ naan Sénégal dëkku diine la mais diine gi moom moo aay yëddu moom moo aay yurndu kër sax booy daay da ngay taxaw ci buntu kër ga booy taxaw da ngay taxaw ci buntu kër ga boo nuyoo ñetti yoon kenn faalewul nga dem sa yoon waxuma laa nag ngay épier wala ngay kii parce que li ci def yëpp mooy cas yi ngi xale yu jigéen ñi ñu mujjoon jàpp fii nii nekkuñ ne waxuñ fii ne ay rencontre lesbienne lañ. Grand Yoff ñu déedéet benn restaurant ay xale yu doon feeri seen anniversaire daje foofu ñu woo police ne leen ay lesbiennes ñu ngi fii nii maanaam ay jigéen ay xale yoo xam ne dañ bu nekk ñoom di farantoog di seeg biir ñu jàpp leen yóbbu journaliste yëpp bind ko loolu fan la mujj mais mujjul fenn loolu moom mooy danger bi mooy. ak bi amoon Kaolack. danger bi mooy dañuy nit ci dañuy xëy boole la maanaam ñun biñ nekk université. biñ paree université boobu amaguñ liggéey mais ñun nekk nañ ñetti nit ci chambre ay góor ponkalum jëm nekk ñetti nit chambre mais nit mënoon naa woo parce que li may def wala li kenn di def foofu noonu neexu ko. wala jubóo ak ñun mu woo police ne am na ñetti góor ñu nekk fii nii mais yéen bu ngeen ñëwee néegu góor ay ponkalum jëm. doo fa fekk préservatif c'est pas normal. c'est normal nga fekk fa préservatif c'est normal nga fekk fa lubrifiant c'est normal nga fekk fa loolu yëpp mais ça signifie pas que ñoom dañ koy utiliser problème loolu la bu ñu fekkee nit yi ñëw jàpp leen ne fekk nañ fa préservatif wala fekk nañ fa lubrifiant ay góor jigéen lañ alors que loi bi ci boppam homosexuel nekk homosexuel statut la maanaam ñu ne yow homme nga wala yow femme nga maanaam góor nga wala jigéen nga wala homosexuel nga loi bi te moom moo taxoon ñu ne la. nee naa la 2009 ba 2013 ba tey jii nii démb ba tey gouvernement Sénégal dañ ne ñoom mënuñ dépénaliser parce que pénaliser wuñ mais kon kay bu ñu jëlee loolu. kon débat boobu ñuy bu ñu jëlee loolu amul benn ñaareel bi. muy Amnesty muy RADDHO muy Ligue amul benn organisation société civile bu fi indi àq ak yelleef doomu aadama gouvernement moo fi indi yëpp mais kon kay bu ñu accusé Amnesty duñ ko bëgg a tooñ. ak jaxase. ñu laaj la tamit El Hadj Abdoulaye Seck ci waa ñàkkum kaaraange gi ak temps yi meurtre yi nga xamante ni mi ngi am ay xale yu ñu faat ca Touba ak tamit foofule ca Diourbel ak ca Mbao léegi yow dinañ gis souvent sax meurtre yi su bare ak cas d'agression yeeg insécurité bi askan wi dund seen i biir kër seen i biir quartier ci mbedd bi seen bërëbu liggéeyukaay ñenn ñi sax dañuy wax peine de mort nañu andi peine de mort mais yéen dañuy gis tamit taxawaay bi ngeen di amee souvent vous êtes contre la peine de mort lu tax vous êtes contre la peine de mort. li tax ñu contre peine de mort lu simple la ñaari mbir la peine de mort lu mu ciy jublu mooy vengeance maanaam nit def na ni nañ fayu mais conditions yi nga xam ne nii war nañ ko ci def mais conditions yooyu noonu moom moo dajewul réew yi nga xam ne nii Chine dafay def peine de mort parce que Chine dictature la amul démocratie ñun niñ toogee di wax nii bu ma ko defoon Chine ba bu may génn ci rajo wala émission bi du àgg ñu ñëw jël ma yóbbu parce que foofu dafa am régime boo xam ne ni benn régime la ñëpp nii lañ war a xool États-Unis nag. États-Unis tey jii nii mu nga xam ne ni boo xoolee États-Unis
mooy inspiré yeneen réew yi ci wàllum démocratie. mais États-Unis moom moo gën a am problème États-Unis moo ëpp problème Sénégal ci wàllum démocratie États-Unis dafa nekkul sax Sénégal mais boo xoolee tey réew yu bëri ci biir États-Unis ñi ngi bàyyi peine de mort parce que tey jii nii déjà jàpp nañ ne peine de mort lu ci bëri nit ñi ñuul ñi ci lañuy dal. jàpp nañ ne foofu noonu seen système judiciaire bi du ci bëri doxul procès équitable parce que tey jii nii chaque jour wala weer bu nekk ñu gis nit ne kii de changé nañ penam wala rey nañ ko ba pare mais gis nañ ne bi ñu dugalee enquête yi wala bi ñu jëlee yeneen élément gis nañ ne lañ ko doon tuumaal defu ko donc dañuy rey ay nit parce que peine de mort lañu appliqué mais ñu dem ba ci biir gis ne kañ rey wala kañuy waaj a rey lañ koy tuumaal defu ko mais su fekkee ne depp nañ ne peine de mort moom mooy solution bi amul benn étude maanaam bu États-Unis def bu France def bu ay université def wala fépp ci àddina bi buy wane ne le fait que ñu rey nit dafay tax ñiy rey bàyyi. mais yow souvent da ngeen di wax ak yelleefu doomu aadama ki ñu nar a rey mais ki ñu rey moom ci boppam. mu dem àqam ak yelleefam nag. mais Sénégal moom moo ne nit boo reyee dañ lay jàpp tëj la mais ñun dañ ne. waxuñ ne dañoo gis ne amul solution rey yaa ngi continuer faaw ñu xool beneen ça veut dire que problème bi foofu noonu parce que solution facilité la solution facilité boo amee problème da nga koy diagnostic xool problème bi lan mooy difficulté bi nga jéem ci indi solution mais buñ nit ñi reyee rek ñu ne nañ def peine de mort bu ko defee ñu rey ñi tey jii nii peine de mort amoon na fi peine de mort amoon na fi est-ce que rey nañ fi lu mot booy compter sa baaraam du mot lu tax parce que tey jii nii ñu ngi wax peine de mort mais bu ñu jëloon tey jii nii ñu ne nañ exécuter bu ñu reyee nit. mais ña doon wax ne nañ indi peine de mort ñoom tey jii nii mën naa la waatal ni ñoom ñooy toogaat ne lii de du yëfu yërmaane lii waruñ ko ci def parce que du solution bi. mooy lan moo indi rey yi li indi rey yi mooy benn kaaraange gi moo motul. xam nga lan moo indi débat. gis nga boo suivre yaa ngi doon suivre temps yële ñu naan Sénégal de perception bi ñu am ci sécurité loolu perception la rek sécurité am na mais perception la rek ça veut dire yaa ngi wut ay artifice maanaam yaa ngi wut ay lay yoo xam ne nii wala ay diversion yoo xam ne nii dina la permettre lu nit ñaareel bi mooy affaire alcool beeg drogue bi nga xam ne nii mi ngi fii nii xale yi di ko consommer di tàggoog seen sago. di ci rey nit ñetteel bi mooy ñàkk liggéey yi parce que bu fekkee Sénégal dañ ne lii mooy suñ budget lii lañ am ci alal mais alal googu noonu defuñ ko ci liggéey bi fexewuñ ba xale yi am luñ téye mais xalal jooju noonu ñu ngi koy jox politiciens yi wala ñu ngi koy jox seen xarit wala ñu ngi koy dugal seen i dépense prestige wala di ko dugal seen poste mais loolu yow nan ngay nekkee Sénégal yi mais tollu si liggéey. tollu sa digg ndaw amoo loo liggéey ci wàll ga nga gis koo xam ne nii deful dara liggéeyam xëy bu gont lan mooy liggéeyam lan mooy fonction mooy nekk homme politique mais weer bu nekk ñu jël juróomi million jox ko wala ñu ne caisse noire a ngi nii alal ji dañ koy defee meeting wala dañ koy politiquer wala dañuy nii mais loolu dafay indi nit ñi mer yaa ngi dégg. donc solution yi mi ngi fi. solution yi mooy nañ wutal xale lu ñuy def. wutum xëy wutal leen xëy ñaareel bi ñu xeex drogue bi ñetteel bi alkaati yi ñu yokk sécurité bi loolu buñ ko defee waxuma dootul am rey de parce que amul benn réew boo xam ne ni àdduna bi. kenn reyul mais dina wàññeeku. affaire imam Alioune Badara Ndao ak procès wu présumé terroriste yi fii ci Sénégal. waaw mais loolu. loolu aussi beneen problème la parce que tey jii nii. Sénégal li mu bëgg mooy prouver ne Sénégal am na ay terroristes parce que am na ay financement yoo xam ne ni wàcc na àdduna bi tey jii nii boo bëggee xaalis da nga naan dinaa xeex wàllum terrorisme parce que tey loolu dafa xew. donc ñun aussi pour légitimer xaalis bi ñu jàpp ay nit tëj parce que liñ leen di tëjee mooy lan boo xoolee code pénal révision code pénal bi am na ay yu bëri yoo xam ne dañ ko def ci affaire terrorisme mais yow tey jii nii yow suba mën nañ laa jàpp ndax affaire terroriste parce que. rajo bi sa kër wala rajo bi wala sa dëkkandoo mën naa am terroriste boo ko boolewul ñu ne la yow ndey ko Momadou dañ yow complice nga terroriste parce que am na terroriste bu nekkoon sa koñ wala bu nekkoon sa kër wala bu nekkoon sa wet
te boole woo ko mais loolu noo koy xamee donc loi bi déjà ni ñu ko tëggee baaxul nit ñi ñoo Imaam Ndao yooyu ñaari at a ngi ne ñu jàpp leen jugé wuñ leen def leen dara mais su fekkee ne dañ leen accusé terroriste am nañ preuve mais mun nañ leen atte jarul ñuy xaar ñaari at ñetti at ñeenti at. di leen tëj ci prison di leen tëj ci prison bi looy tàggu PM ci li mu leen wax juste quelques secondes ne yéen droit de l'homme ici wala société civile bi ay politiciens encagoulés maanaam da ngeen am yéen ay ambition politique di ko xeexee. loolu premier ministre nekkul moom moo ko njëkk a wax. xam nga Sénégal lan moo fi am mooy que yow boo nekk au pouvoir képp koo xam ne nii dafay critiquer li ngay wax nga jàppee ko noonu mais ñoom premier ministre waxum premier ministre waaye waa APR si boppam gis nga 2012 ak yooyu noonu bi ñu leen fii xañ manifester wala ñu leen fii xañ campagne ak yooyu noonu amnistie ñëw nañ amnistie boobu maa ngi taxaw ñu ne na si amnistie wax donc boo nekkee opposition da nga naan na amnistie wax boo nekkee pouvoir ne amnistie li muy wax dafa bëri wala ay policiers encagoulés bi ñun tey jii nii lañ doon wax démb. yow moo carte PDS wala nga am carte Idrissa Seck man aw ma sax carte parti wala politique nga am carte APR aw ma sax carte parti politique man citoyen laa bu ñuy voté bu voté jotee am naa carte électeur damay xool lépp li nga xam ne nii soit def nañ ko. gouvernement bi ñoom ñoo fi nekk ñoo fi depuis 2012 bu voté jotee dinaa xool. ndax liñ fi diggee woon ak liñ fi def méngoo na est-ce que ñoom jar nañoo wóolu wala jaruñu wóolu buñ jarul wóolu ma wooteel keneen keneen koo xam ne nii am nañ yaakaar ci moom mais sénégalais yëpp noonu la ñuy doxee mu nekk droit citoyen wala devoir citoyen. devoir citoyen. waaw ñu koy jaajëfal bu baax ki lay di El Hadj Abdoulaye Seck bokk ci Amnesty International nekk kuréel gu yëngatu ci wàllum àq ak yelleefu doomu aadama di jaajëfal auditeurs yi ñuy bàyyi xel comme samedi bu jot 10h jàpp 11h ma leen di wax samedi prochain 10h jàpp 11h ci beneen émission beneen thème ak beneen invité ngeen mën a suivre émission bi rediffusion ci www.rewmi.com ñetti W ngeen di def .rewmi.com jaa ngeen jëf. boo bëggee ku borom alal yi dëkk nga dëkk te yow amagoo alal